di remercier d'abord tout le peuple sénégalais ndax ay semaine semaine gi nii wala ay weer ëpp na weer ñu ngi toog di waxtaan di leeral di alerter di bàyyiloo xel ci benn agenda bi nga xam ne Sénégal daf ci dugg mu metti ñu mettitlu ko dem seeti ci mbooleemi kilifa Sénégal yi di ci waxtaan ak mbooleemi waa Sénégal ba pare am ay adhésion yi xam ne wax dëgg yàlla dafa fees suñu xol donc ndam gi ñu am ci 23 bii ñu weesu ndamu waa Sénégal yëpp je tenais à remercier tout le peuple sénégalais ndaxte ñu ngi jéem a xajamal jéem a waaye ni islamiste yi ñoo daje woon naam islamiste yi ñu ngi fa woon ndax man islamiste la waaye du woon daje islamiste yi kese daje mbooleemi sénégalais yi la daje mbooleemi ñi am valeur la ndax des membres de la société civile ñu ngi fa woon des organisations professionnelles ñu ngi fa woon des associations islamiques ñu ngi fa woon des chrétiens ñu ngi fa woon des étrangers sax yoo xam ne du ñu sénégalais man j'ai des étudiants de l'université Amadou Hampâté Bâ yoo xam ne du ñu saxee sénégalais ñoom ñëpp ils sont venus donc bu ñu jéem a xajamal bëgg ñu gëmloo ni c'est des islamistes qui se sont retrouvés c'est fou di sant di gërëm nag tous les leaders religieux ndaxte y a quelque chose bi nga xam ne wax dëgg yàlla mun ñoo ñàkk di leen bëggee mooy xarakaatul islami yi mooy ñi nga xam ne ñooy les associations islamiques moo xam falaax la moo xam ris el wahda moo xam jamaatu ibadu rahman moo xam mbooleemi association yi nga xam ne ñii ce sont des associations islamiques yi nga xam ne rôle bu ñuy joué ñoom ak lépp li nga xam ne mooy engagement bu ñu am ci lépp la diine bi ah wax dëgg yàlla ñoom ñoo ko rawee waa tasawuf loolu moom c'est un fait saa yu amee xew-xew li nga xam ne dafa laal l'islam ñoom seen bopp ñooy jógal seen bopp seen ay amir maanaam ñi nga xam ne ñoo ko jiite seen ay kilifa du ñu yeble dañuy ñëwal seen bopp di nag wax dëgg yàlla lu ñuy bégee la lu may am mbégte la ndax dañoo conscient bu baax a baax ci problématique bu jullit yi ak ci enjeu islam jamono bi ba délégué ñu seen responsabilité waaw wax dëgg yàlla di remercier nag particulièrement waa Ansam Jikko Yi ñoom ñëpp nag ndax Ansam Jikko Yi kuréel la c'est un collectif du benn nit du ñaari nit du benn mbooloo du benn kuréel Ansam Jikko Yi mooy yaakaaru Sénégal instant yi ñu toll li tax ma ne mooy yaakaaru Sénégal mooy seul collectif bi nga xam ne mbooleemi sensibilité ci wàllu religieuse ñoo bokkandoo ànd ci lii presque ça semble impossible ci xelu doomu aadama yu bëri moo tax ñu bëri di fexe nuñ ko yàqee dañ bàyyi xel bu baax a baax que àndu jullit ñi am na ñu bëri ñi nga xam ne baaxul si seen business te ils feront tout pour yàq loolu Ansam Jikko Yi mbooleemi turuq sufiyanke yi ñu ngi ci biir Ansam Jikko Yi mbooleemi xarakatul islamiye yi nga xam ne d'accord ñu tasawuf gëmuñu tasawuf ñu ngi ci biir Ansam Jikko Yi ay chia ñu ngi ci biir Ansam Jikko Yi ay non musulman sax léegi ñu ngi ci biir mais Ansam Jikko Yi surtout ay jeunes ak ay mag ay imam association sëñ daara yi maanaam lépp luy ngëm-ngëm surtout ci wàllu l'islam dañoo tase si biir Ansam Jikko Yi lii nag chance la ndax noonu l'islam yi ak noonu mbaax yi nekk ci àdduna bi ñoom góorgóorlu nañu ba ils se sont regroupés ils se sont réunis pour faire face aux bonnes valeurs pour faire face à l'islam pour faire face à Dieu subhanahu wa taala donc ñu jullit yi bu ñu teggul suñu ay ego de côté jël suñu ay détails teg ko fële de côté macha allah on va perdre dinañu wor yàlla dinañu wor yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañu wor boole bi ñu baax ñi nga xam ne ñoo jaar ci dëkk bi nañu góorgóorlu bu baax nag ci lii nga xam ne ñu ngi koy liggéey te mooy ngi metti ñu bëree bëri di remercier ndawu Ansam Jikko Yi ndax c'est vrai que saa yi ñuy wax Ansam Jikko Yi ñun ñii nekk fës ci kanam la ñuy gis man ak ñoom Oustaz Makhtar Sarr ñoom Adama ñoom Ababacar Mboup waaye dafa am ñenn ñu nekk suñu ginnaaw ñi nga xam ne sans ñoom ñu nar doon mën def dara liggéey bi ñoom la itte yi ñoom la yëngatu yi ñoom la lépp li nga xam ne mooy yëngatu ak luy defar ñoom ñu ngi ciy liggéey suba ak ngoon guddi bëccëg ñooñu amuñ seen fay ndaw yooyu yàlla leen yàlla fay te dëgëral leen donc di nuyu ak di remercier wax dëgg yàlla une certaine presse ndax vous avez pu remarquer que journée boobu am na presse yu bëri yoo xam ne impliqué wuñu si ñëwuñu taxaw fa xandaaluwuñu fa
ndax seen agenda ñoom bu ñu yor ONG ñuy liggéeyal bailleur ñu am ak seen ay njiit fu ñuy jëlee xaalis ñooñu mun ñu taxaw di jéem mel ñuy dëgëral ak di dooleel ñuy xeex góor jigéen ils ont refusé donc ils ont refusé d'être présents waaye nag mention spéciale à yenn groupe média yi nga xam ne ñu mel ni ñoom Walfadjri ñu mel ni ñoom DTV ça ñoom Isma Pro mention surtout spéciale à Xalaat TV ndax Xalaat c'est un patrimoine aujourd'hui du Sénégal entier liggéey bu ñu def liggéey bu mucc ayib la yal na yàlla dëgëral Xalaat gën ko kattanal ndaxte mu ngi xeex pour askan wi mu ngi xeex pour dëgg mu ngi xeex pour diine donc di ziar ak di nuyu tamit di remercier acteurs politiques yi xam ne ñoo osé affirmer wu ba pare assumer seen taxawaay ci wàllu ngóor jigéen mun ma si ñàkk tudd ku mel ni Mouhamed Lamine Diallo bu tekki ku mel ni Ousmane Sonko ku mel ni Cheikh Bamba Dièye donc ñu mel ni ñoom ñu bëri ñi nga xam ne wax dëgg yàlla mën ñu leen fay ndax ils sont à l'hémicycle c'est des députés c'est des musulmans d'abord ndax dañoo am pas-pas dañoo am gëm-gëm n'est-ce pas seen gëm-gëm nag ñu ngi koy taxaw wax dëgg yàlla nu mu gën a rafetee ñu ngi leen siy jaajëfal ndax assumer position contre góor jigéen yombul n'est-ce pas yombul wax dëgg yàlla yombul ñu ngi leen si remercier bu baax a baax di nuyu ñëpp nag ci leen ziar ñu bëri ma interpellé ci journée bi la moo waral lii lu tax lee lu tax la lee ñun dañoo am yëg-yëg bi nga xam ne duñ si mës a wàcc mooy que combat bi ñu yor ci wàllu valeur ci wàllu dëgg pour diine combat bi moo ñu gënal suñu bopp combat bi lépp li nga xam ne mën na ko fagaagal wala mu yàq ko ñun taxaw nañu temm pour yàq loolu wala pour fagaagal loolu waaye duñ nangu combat bi yàqu incha allah li tax na avant bés bi ndax polémique am na fi semaine bi passé polémique am na bi nga xam ne polémique du hasard polémique la bi nga xam ne dañ ko créé exprès dañ ko amoon duñ ci namoon polémique boobu tax na dama gënoon am itte wax waa Ansam ji koy ne même émission yoo doon def télé pour jéem a préparer journée bi damaa désister émission yooyu pour bañ ñu affilier wala boog ñu jël sama jëmm ji bu ko booleeg xeex bi bëgg saboter xeex bi ndax xeex bi moo ma gënal sama bopp man j'ai refusé toutes les émissions yoo doon dem yoo xam ne dama ko délégué mujjee tànn ñeen leen dem leen ci émission yi pourtant responsable communication bi man la kon lépp luy wax kon xanaa man maa ko war a coordonné mais dama dañ ci wax ji jour bi ci moom dama insisté woon ba pare jël sama responsabilité pour bañ a jël parole ndax yëgoon naa ni am na ñenn ñi nga xam ne dañ leen tàggat xiirtal leen yebal leen ni ñëw ci bés ba pour saboter bés bi bu dee Cheikh Oumar Diagne nar na wax nga xam ni kon fi xeex bi toll kon Sénégal nga war a xam ne kon le niveau vole très très bas ça vole bas bu dee li nga xam ne moo war a boole jullit ñi li jullit yi am ñu waroon àndandoo teg fële même bu ñu amoon ay problème personnel ñu suñu problème bi sànni ko fële ngir ndamul islam ngir ndamu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu dee ay jullit comprendre ñoon loolu nga xam ne wax dëgg yàlla nag kon le problème est très profond dans ce pays donc ñun combat bi kon daf ñu gënal lu ne dañ ko xool xayma ko peese ko gëstu ko ba pare assumer ko donc bu ñu fàtte loolu ñun ay mujjaahid lañ dañoo ñëw pour xeex te xeex kese moo ñu noppal wax dëgg yàlla ndax xam nañ ne àdduna bi xeex rek mën a defar li nga xam ne mooy lu ñu sànq ak lu ñu xañ suñu ay àq ak suñu yelleef ndax am ñun lu gën a réussir diini polémique boobu nag jarul ñu si dellu si waat simplement nag am na leen li nga xam ne ñun waa daayira bi foog ma leeral ko waa daayira bi mu nekk chose bi nga xam ne lu leer la ndaxte ay ànd lu ñuy wax ànd rek lay firi ànd ay nawle ñoo ànd man ak nit ñi ay nawle lañu bésu jotaay ba sama xol dafa tooy dama gis ay xale yoo xam ne dafa am kenn ki nga xam ne mu ngi tudd Ibrahima ndeysaan maa ngi koy ziar bu baax a baax ñoom ay kuréel la ñi nga xam ne dañoo déplacé wu woon ndax ñoo jàppoon ni Cheikh Oumar Diagne dafa nekk en danger ndeysaan
ñu nekk ay dizaines yi xale yi xam ne dañoo ñëwoon uniquement pour xeexal ma xale yi xaw ma leen mosuma leen gis yàlla def na nag santuma kenn mu xeexal ma soxlawu ma ko ma xeexal wax dëgg yàlla waaye bu demee ba ay nit jug dañuy xeexale ji diw te nit kooku ñoom xamuñu ma mosuñu toog ak man mosuma leen woo da ngay xam ne kon combat bii ñuy combattre am nañu ko comprendre dëgg-dëgg am na ñi nga xam ne ñu ngi si taxaw may gis ñu bëri ñi nga xam ne dañuy def ay vidéo di ma jéem a défendre di ma layal di ma encourager di ma soutenir ñu si bëri si ñoom xaw ma leen am si ñoo xam ne mosuñu déggante maag ñoom mosuñu déggante am si ñoo xam ne de visu laa leen xàmmee ci Facebook sincèrement xamante wuñu donc pour dire que rek assumer seen position ñu leen ci xas leen saaga pour man li geste bu fort la bi xam ne daf ñu gën a dëggal que xeexal dëgg xeexal diine kese mooy dëgg ndax dëgg rek mooy tax nit ki mën a teg jëmmam jël deram teg ko si suuf ngir islam yi yëkkati ko ci kaw ñooñu awma seen fay waaye nag comme que defuñu ko ngir man ngir dëgg lañ ko def ak ngir yàlla bàyyi naa ak Allah subhanahu wa taala yàlla leen yàlla fay yàlla leen yàlla taxawu donc par rapport au contexte moom je ne le rappellerai jamais assez et je vois que sincèrement bii mooy la dernière fois may leeral contexte boobu par rapport au contexte mooy man je suis musulman d'abord je suis talibé de Seydi Ahmed Tijani Chérif Qaddasallahu sirrahu sama porte sama bunt ci Seydi Ahmed Tijani moom mooy Maulana Cheikh Ibrahim Niass al Kawlaxi sahibul faydatu Tijani al uzma kon man soufiyanke laa n'est-ce pas en tant que soufi sama enseignement man bu ñu ma jàngal mooy wilaya ak nubuwatu ñoom ñaar c'est des réalités yoo xam ne dañoo àndandoo ak nubuwatu mooy la prophétie tu ne peux pas être croyant fi léegi gëmoo tous les prophètes min adam ila muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo ci weddee benn yonent kese yéeféer nga ak koo mu ci doon nag est-ce que yaa ngi may comprendre parallélisme boobu dafa évident ba pare dafa réel ci biir wilaya boo gëmee ay wàllu yëpp ba pare am wàllu yu boo noonoo ñun dañoo jàpp xadis bi xam ne dañoo gëm ni wér na même bu dee am ñu jàpp ni wérul man aadaali waliyan faqad azantuhu bil harbi li wax dëgg yàlla li c'est clair munoo ku noonoo benn wàllu attaqué na yàlla en guerre ñun mun ñu bañ benn wàllu yàlla wàllu yu yëpp la ñu bokk bëgg di leen gëstu di jariñu si ñoom dama ne waxuma sax waa Sénégal ba ci ñoom Ibn Arabi al Xaatimi ñoom xalaaj laa wax dañ leen di gëstu di leen jàng parce que ñoo gëm ne c'est une continuité donc ñun mun ñu nekk dans l'adversité par rapport ak wàllu yàlla bu ma doon rawatina Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ne fierté la pour tout Sénégalais wala pour tout homme noir sax fierté la ci yow donc nekkuñu ci xàjj ak seen diggante ay tarixa dañ ko dépassé kon le contexte jàppaat leen ko bu baax a baax une discussion avant le Ramadan 2 jours avant le Ramadan dans une télé de la place où je me suis prononcé waxtaan naa lu ëpp 40 minutes ci weer wi sama base de discussion ci biir leer gi ndax nit ki da ngay xam hadafam maanaam sa hadaf mooy kii quel est son but dans sa communication da ngay xam nit ki sa réalité kii lan mooy mawqifam kii quelle est sa position par rapport ak tarixa pour nga mën a acter wala juger analyser ou interpréter bépp kàddu bu mën a yëkkati nit ki soo xamul la mooy taxawaay mënoo àttee waxam donc sama taxawaay ci wàllu tasawuf dafa nekk lu leer est-ce que vous comprenez donc le contexte c'est la crise de confiance qui règne entre les musulmans ay musulmans di joxe information ci koor yeneen musulmans di ko bañ a topp ne ñoom dégluwuñu ko est-ce que yaa ngeen comprendre fi may waxee donc sama communication mooy koor yàgg na feeñ feneen fu dul Sénégal ku dul sax jullit di joxe xibaaru koor boobu ba pare ñëpp di woor yi c'est ça ma communication léegi nag on veut me faire dire que tubaab bi dafay jox ordre ndax dama gis ay manipulateurs yi nga xam ne maak ñoom dañoo am problème te dama bëgg ngeen comprendre bu baax a baax moo problème avec beaucoup de gens fii Sénégal dama am problème avec des gens yi xam ne c'est des mystificateurs des affabulateurs et des menteurs il y en a dans toutes les voies dans ce pays là ci wàllu tasawuf ci biir Tijaaniya am na fa ci Muridiya am na fa tarixa bu nekk fii am na fi nit yi xam ne ay fenkat lañu ay poson lañu dañuy yàq jàngale mag ñi di saboter yoon yi je suis en guerre contre ces gens là dama bëgg mu leer bu baax a baax je suis pas en guerre avec les voix mais je fais la guerre à ces gens yi xam ne ñu ngi saboter turuqu suñu mag yu set tedd yi muy benn je suis en guerre avec beaucoup de gens yi xam ne c'est des tenants du pouvoir parce que je suis foncièrement contre Macky Sall et son régime dama gëm ni yéeféer la te képp kuy jullit waru mën a ànd ak Macky
lii laa gëm moom lay xeex muy ñaar ñett je suis en croisade contre toutes les forces du mal yu nekk ci biir dëkk bi nga xam ne yàq suñu ay ndaw yàq ndono suñu yonent moo tax ñu nekk fi moo xam góor jigéen yi la moo xam franc-maçon yi la moo xam lesbiennes yi la moo xam secte yu nekk si dëkk bi la ñii ñëpp je suis en guerre contre ñoom di leen dénoncer di leen leeral pour sénégalais yi xam fu ñuy taxaw ak seen ay njaboot lii c'est ma guerre bi nga xam ne dama ko yenu dama ko assumer dama ko peese xam ko dama pare yàgg na nag ci loolu léegi nag ñii ñëpp nag ak taalibe ñeen ñi nga xam ne que j'ai déjà attaqué depuis longtemps te sa leen attaqué ci dëgg la attaqué ñii ils vont pas me laisser tranquille j'en suis conscient et dama ko nangu sàkkuwuma ñu bàyyi ma sàkkuwuma ñu bañ ma saaga wala ñu bañ ma xas leen rek ma ciy métti mooy ce que j'aime ñi ma bëgg ak sama soppe yi xam naa ne vous avez très mal saa ñu gisee ñu may saaga wala ñu may xas maa ngi leen ciy jégalu di ci tuub nag ci yéen parce que xam naa fi ngeen ma teg xam naa mbëggeel bi ngeen am ci man waaye nag bu mu leen métti bu mu leen métti àdduna ngi la tëddee mun ma fi am lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul mun ma fi am lu yàlla subhanahu wa taala ci boobu amul donc je n'aspire pas à avoir un amour de tous aspiré wu ma ci loolu donc on a organisé une cabale sur ma personne ay presse yi nga xam ne alhamdulilah dama am mbégte ba ma yëgee ni ki ko moom booyu président Macky Sall buy jéem a bégal président donc kooku saaga maag xas maag lépp kon je comprends sa posture n'est-ce pas gis naa ay site internet yu créer ay débat yu extraordinaire sur ma personne man nag fen ak sos gêné wu ma te dérangé wu ma nañ ma fenal autant qu'ils peuvent en tout cas ceux qui me connaissent ak ñi nga xam ne xam nañ ma ñoom xam nañ luy dëgg ak lu dëgg te loolu rek ça me suffit